Fatou ñu ngi lay ziar. Fatou fi mu njëkkee rek mooy récemment ñu ngi doon fête benn fête boo xam ne fête des mères naka nga ko dundee en tant que activiste nekk jigéen ci hip hop bi naka nga dundee loolu. maa ngi nuyu ñi ma fekk ci plateau bi yëpp Kader maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu sa ay invité maa ngi nuyu sama papa bi Ramatoulaye maa ngi lay nuyu Cheikh Tidiane di nuyu ñi may seetaan yëpp à travers sama chaîne aussi DTV di leen wax tey maa ngi Walfa. nan laa dundee fête boobu. waaw fête des mères bi en tant que activiste jigéen nag ci hip hop bi. dund naa ko calmement sans bruit dund naa ko ak sama yaay intimement sans def buzz ci net bi xam nga man seer laa nag si génération bu njëkk bi laa yóbbu sama bopp xaw ma ay internet xaw ma fësal yenn yi pour man ak sama yaay la yamale naa ko man ak sama yaay. ok am na si ñoo xam ni seen yaay bu leen yónnee duñ dem bu ñu amee duñ jox seen yaay. bu ñu leen santee duñ ko def dañuy dëgër boobu seen kër mais teewul ñu ngi koy fête ci net bi am seen buzz jël seen photo yaay def dund ay fête des mères kontaan naa ci yow te ci biir kër bi defoo fa dara naka nga gisee acte yooyu. waaw loolu mooy hypocrisie bi rek loolu hypocrisie la mooy def lu nga xam ne gëmoo ko dañuy faral di wax kii yu ma alxuraan bu baax dañu naan julli benn bruit la bu nga xam ne dafay percer sa xol pas bruit bu nga xam ne dafay percer sa ay nopp. et je pense que lépp loo gis yàlla bëgg na ci sutura li nga séq ak sa yaay bu fekkee ne que ne vraiment am nañu rapport yooyu bu war a tax mu wane ko ci net bi tant mieux je sais que net bi mu xewee yàggul mais je pense que ne bu dee dëgg la tamit war na mën a xew intimement quoi. mais est-ce que tamit topp ñu nasaraan si à chaque fois dañu indil ay fête dañu ko tegal suñu kaw Saint-Valentin fête des mères est-ce que jotul tamit en tant que activiste jigéen ngeen jëm regroupé wu. créer benn journée boo xam ne journée jigéen lay doon au niveau du Sénégal ou bien au niveau de l'Afrique la ngay xalaat ci loolu. journée jigéen yi déjà yéen jagleel ngeen ñu 8 mars mooy li ma la wax. comme fête des mères bi maanaam. waaw man gëmuma xoolal ci man gëmuma par exemple ay fête des mères nii la ma yàlla bindee peut-être ay américaine laay niroo ay tubaab ay man gëmuma ay fête des mères gëmuma Saint-Valentin gëmuma yi ngi fiy wax ni yëpp pour man c'est naturel. kon amuloo Valentin quoi. kon amuloo non waaw ñu koy andi fii ci réew mi man dem naa Chine de. xam nga man suñuy waxee nii day compliqué. non 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 tout le temps c'est ça qui est normal mais xam nañ ne demuñu ci benn norme bu normal. c'est-à-dire tey boo demee ci quincaillerie man kay bëgguma def sax. man ñenn ñi dañ koy gis sax au lieu que ñoom ñuy dem par exemple di relever di dem di xool dañuy am nu ñuy gis waaye nag tamit ñëpp a xam fii nu muy doxee tamit. ça non léegi daal dama bëgg a wax ne ñun li nga doon wax. mooy doomu aadama boo xam ne da ngay laaj ay droit na nga xam sa yelleef sa bopp xool sa yelleef ba xam ndax yow devoir yi nga am def nga ko ba mu mot sëkk mooy li nga doon wax responsabilité individuelle bi mënuñ ko fàtte Ramatoulaye da ngay ñëw gis fii nii di coqatiku yow yaay dem wut foo dëkk nga gis ni mu mel nga jàpp ne yow nii la sa poche day nga jël risque boobu même ci branchement bi après ñu dem ci contrefaçon waru fi dugg on est en Afrique xaw ma yeneen réew yi Sénégal laa nekk man Sénégal mënuma fi dégg lii moo normal ñëpp xam nañ ne lu normal dara mosul dox ci lu normal lañu waxante dëgg tamit après kon li si des ñun ñooy jël suñu ay responsabilité bopp xam ne am na ñuñ fi teg seen bopp lañ fi nekkal yow nga jéem fi nekkal sa bopp jéem a gérer sa bopp. est-ce que duñ def système de communication wax ne lii moo baax ak lii baaxul mais parce que mënuñu bàyyi lu bon ñu koy jaay ci réew mi te dëkk bi am na frontière mais population bi est-ce que xam nañ loolu ñun ñoo xamuñu lu kenn xamuñu lu baax ak lu bon Ramatoulaye parce que moi c'est trop facile des fois de dire gouvernement bi mais am na lu nga xam ne suñu responsabilité bopp la foofu noonu au-delà di ci produit pacotille bi président di wax que ne gars yi dañ koy indi fii importé di ko jaay ak naka su dul noonu mais am na loo xam ne tamit war nañ cee wax ci loo xam ne la plupart lakk yu bari moo koy waral ci marché yi ak ba ci kër yi sax mooy fuite bi ñuy def ci courant bi parfois gars yi dañuy sàcc courant bi sàcc di ko sàccante ci seen biir ci ay branchement yoo xam ni amul benn norme électrification te yooyu noonu keneen contrôle mënu ko keneen waaw kay waaw xam nga yooyu noonu parfois mu am ci ay branchement yoo xam ni soo ni laaree ba mel ni man xamoo dara ci électricien di nga ko def noo xamante ni non mais sénégalais yi nag lépp lañu aay ñun lépp ay professionnels ak lu ñu aay ak lu ñu aay waaw ak lu mu mën a attan ci appareil et tout ça mais da ngay gis benn fil ñu branché ci plusieurs appareils alors là oui ak lu ñu aay ak lu ñu mën a copier courant
dafa nekk loo xam ni am na doole joo xam ni juum lu ndaw loo ci juum mu feeñ. bien sûr. man lenn laay wax dama ne sénégalais moo gën a discipliné dañuy wax rek. le sénégalais est très discipliné. pourquoi non xaaral dama lay jox benn exemple. si tu quittes la France nga dem Paris. ñu jël avion ñuy ñibbisi. ñëpp dañuy sénégalais rek ñoo fay ne dañuy respecter ligne jaune dañuy taxaw normal duñu wax ju bëri dugg si avion bi respecter sa place mais bu ñu wàccee fii. avion bi mu tax bu nekk càkk nga gis leen xëcc avion ba sax ci biir dañuy buuxante mais ce sont les mêmes personnes. ñoom ñoo respecté les droits. et loolu lan la Kader loolu lan la. non on revient ci président li mu wax mooy que l'état est responsable. exactement c'est l'état qui est parce que dëkk yooyu nga jëm xaaral dama lay jox benn anecdote anecdote boo xam ne. da nga koy gis souvent fii. Ramatoulaye loolu du éducation tamit. dañoo dem fii en 2008. yàlla du état. dañoo dem en 2008. au Ghana Coupe d'Afrique bi ñu demee ñu dem ba si yàgg dugg ci benn oto. taxi ñun journaliste yi demoon jëndi ay affaire ñuy dem ba si yàgg ñun liñ doon lekk ci këyit bi ñu doon kee ñu kii oto bi dem rek ba saa ñu lekk ba fomp ni ne sànni. éducation rek taximan bi arrêté. taxaw mu ne ñu Gana ci boppam Gana. noonu waaw Gana mu ne non lii kenn du ko fi def. dem jilaat ramasser lépp. fait à chaque rue dafa am poubelle mu jël dugal ko foofu loolu moo tax ngay gis boo demee Rwanda ak Accra c'est la même chose seen tali dafa set. loolu éducation la. parce que état bi bu ñu ko jàngaloon sa biir kër. c'est l'état qui a imposé ça. Cheikh Tidiane avant état di ñëw bu ñu ko jàngaloon sa biir kër ku ci nekk. mais ce que je dis mooy avant état di ñëw ça doit être quelque chose de personnel. man par exemple du ma jóg xam ni dëkk bi même bu fekkee nit yi dañ naan de toute façon dëkk bi dëkku xaw ma nu ñu koy waxee mbeddu buur la ak yooyu nga ñëw sa éducation bu la mayulee nga jël sa mouchoir fomp ci sànni ko bu la ko mayulee doo ko def da nga koy jël ranger ko sa sac. par contre am na ñoo xam ni ça ne les gêne aucunement dañuy ñëw sànni daane de façon mairie baa ngi fi parce que dara du la si fekk mairie baa ngi fi rôlam la loolu tamit wala ñu ne la tegaluñ ñu ay poubelle si à chaque coin de rue à chaque fois am nañu et des citoyens et de l'État. Parce que le citoyen bu amul comportement am yar am discipline boo xamante ne mun na privé wu ci yenn yi l'État doit avoir sa fermeté ne ku def lii ñu dal loolu ay ñu koy andi fii ci réew mi man dem naa Chine de xam nga man su ñuy waxee nii day compliqué non tout le temps c'est ça qui est normal mais xam nañ ne demuñu ci benn norme bu normal c'est-à-dire tey boo demee ci quincaillerie man kay bëgguma def sax man ñenn ñi dañ koy gis sax au lieu que ñoom ñuy dem par exemple di relever di dem di xool dañuy am lu ñu gis waaye nag tamit ñëpp a xam fi nu muy doxee tamit c'est ça non léegi daal dama bëgg a wax ne ñun li nga doon wax mooy doomu aadama boo xam ne da ngay laaj ay droit na nga xam sa yelleef sa bopp xool sa yelleef ba xam ndax yow devoir yi nga am def nga ko ba mu mot sëkk mooy li nga doon wax responsabilité individuelle bi mu luñ ko fàtte Ramatoulaye da ngay ñëw gis fii nii di coqatiku yow yaay dem wut foo dëkk nga gis ni mu mel nga jàpp ne yow nii la sa poche day nga jël risque boobu même ci branchement bi après ñu dem ci contrefaçon waru fi dugg on est en Afrique xaw ma yeneen réew yi Sénégal laa nekk man Sénégal mënuma fi dégg lii moo normal ñëpp xam nañ ne lu normal dara mosul dox ci lu normal nañu waxante dëgg tamit après kon li si des ñun ñooy jël suñu ay responsabilité bopp xam ne am na ñuñ fi teg seen bopp lañ fi nekkal yow nga jéem fi nekkal sa bopp jéem a gérer sa bopp est-ce que duñ def système de communication wax ne lii moo baax ak lii baaxul mais parce que mënuñu bàyyi lu bon ñu koy jaay ci réew mi te dëkk bi am na frontière mais population bi est-ce que xam nañ loolu population war na xamuñu lu baax ak lu bon Ramatoulaye parce que moi c'est trop facile des fois de dire gouvernement bi mais am na lu nga xam ne suñu responsabilité léegi foofu noonu au-delà di ci produit pacotille bi président di wax que ni gars yi dañ koy indi fii importé di ko jaay ak naka su dul noonu mais am na loo xam ne tamit war nañ cee wax ci loo xam ne la plupart lakk yu bari moo koy waral ci marché yi ak ba ci kër yi sax mooy fuite bi ñuy def ci courant bi parfois gars yi dañuy sàcc courant bi di ko sàccante ci seen biir ci ay branchement yoo xam ni amul benn norme électrification te xam nga looy
sàcc te yooyu noonu keneen contrôle mënu ko yëg keneen parce que waaw dangay kay sàcc. waaw xam nga yooyu noonu parfois mu am ci ay branchement yoo xam ni soo ni laaree ba mel ni man xamoo dara ci électricien di nga ko def noo xamante ni non mais sénégalais yi nag lépp lañu aay ñun non lépp ay professionnels ak lu ñu ay ak lu ñu ay waaw ak ak lu lu mu mën a attan ci appareil et tout ça ok. mais da ngay gis benn fil mu Ramatulaay. branché ci plusieurs appareils alors là Ramatulaay. oui ak lu ñu ay ak lu ñu mën a copier courant dafa nekk loo xam ni am na doole joo xam ni juum lu ndaw loo ci juum mu feeñ bien sûr man lenn laay wax dama ne sénégalais moo gën a discipliné dañuy wax rek le Moo gën a sénégalais discipliné. est très discipliné Man pourquoi ko- non xaaral dama lay jox benn exemple si tu quittes la France nga dem Paris ñu jël avion ñuy ñibbisi ñëpp dañuy sénégalais rek ñoo fay ne de dañuy respecter ligne jaune dañuy taxaw normal duñu wax ju bëri dugg si avion bi respecter sa place mais bu ñu wàccee fii avion bi bu tax bu nekk cak nga gis leen xëcc avion ba sax ci pare biir ñu dañuy génn daw buuxante nga mais naan ce sont les mêmes personnes ñoo respecté les droits et loolu lan la et loolu lan la Kader loolu lan la Non, mais- on revient l'éducation. ci président li mu wax mooy que l'état est responsable exactement c'est l'état qui est parce que dëkk yooyu nga jëm xaaral dama la jox benn anecdote dama la jox benn anecdote boo xam ne da nga koy gis souvent fii Ramatoulaye loolu du dañoo éducation dem tamit ci attends dañoo dem ci en 2008 may ko dañoo dem en 2008 au Ghana Coupe d'Afrique bi ñu demee ñu dem ba si yàgg dugg ci benn oto taxi ñun journaliste yi demoon jëndi ay affaire ñuy dem ba si yàgg ñun liñ doon lekk ci këyit bi ñu doon kee ñu kii oto bi dem rek ba si yàgg ñu lekk ba fomp ni ne sànni éducation rek taximan bi arrêté taxaw mun nañu Gana ci boppam Gana noonu waaw Gana mu ne non lii kenn du ko fi def Ramasser. dem jilaat ramasser lépp fait à chaque rue dafa am poubelle mu jël dugal ko foofu loolu moo tax ngay gis boo demee Rwanda ak Accra c'est la même chose seen tali dafa sec loolu éducation la parce que état bi bu ñu ko jàngaloon sa biir kër c'est l'état qui a imposé ça non Cheikh Tidiane mais avant sëñ bi état bu di ñu ko ñëw jàngaloon sa biir kër ku ci nekk non loolu la lay wax mais ce que je dis mooy avant état di ñëw ça doit être quelque chose de personnel man par exemple du ma jóg xam ni dëkk bi même bu fekkee nit yi dañ naan de toute façon dëkk bi dëkku xaw ma nuñ koy waxee mbeddu buur la ak yooyu nga ñëw sa éducation bu la mayulee nga jël sa mouchoir fomp ci sànni ko bu la ko mayulee doo ko def da nga koy jël ranger ko sa sac par contre am na ñoo xam ne ça ne les gêne aucunement dañuy ñëw sànni daane de toute façon mairie baa ngi fi parce que dara du la si fekk mairie baa ngi fi rôlam la loolu tamit wala ñu ne la tegaluñ ñu ay poubelle si à chaque coin de rue à chaque fois am nañu et des citoyens et de l'État. Ouais, Parce que justement, le citoyen c'est partagé. le citoyen bu amul comportement am yar am discipline boo xamante ne mun na privé wu ci yenn yi l'État doit avoir sa fermeté ne ku def lii ñu daan la merci loolu lay wax c'est partagé c'est ça partagé tout à fait aussi benn affaire ñu nangu ko gis nga dëgg la l'état est responsable dama déglu benn woyu Aline May Nder mu wax lu am solo mu ni nit su yiwee yaru ca xel ma la waaye nit moom bu xamadee réew mel nu ko neex rek ca yarin ba la gis nga yaakaar naa ni doomu aadama bëgg a mel ni mu war a mel yaru am teggin bu dee nit koo xam ni dara dalu ko wax dëgg yàlla kooku bu bëggee nekk nit bëgg naa nekk nit baal ma lii mënuñu ko bañ a commenter waaw mooy li ñuy wax incivisme la rek incivisme la c'est ça ba pare ñoo dàq yeddaate waaw c'est-à-dire da ngay gis ku dem ci ku nekk ci mur bi regarde waaw kii waaw plongé wu la xoolal lii ñëw di régler lii nit ki la mais gisoon waaw mais état moo nekk fi pour gisoon réguler nañu fi une vidéo boo xamante ni apprenti car ba ñëpp ko gis je pense waaw mu taxaw client yaa ngi en pleine circulation muy saw ci mbedd mi loolu xam nga ko tegu ko fenn ba pare yëlëb la mais lu ko ci xam nga loolu fekk teg ko c'est parce que dara du la ci fekk loolu kese la mais boo xamul ne dara moo la ci fekk sa xel mooy li muy wax boo yooyu yaru boobu noonu yar da ngay yar sa xel bu fekkoon ni sa xel xam na ni lii boo ko defee leneen mais am na benn paa boo xamante ni dañ ko
am na pas boo xamante ni dañ ko fekk muy seben si mbedd bi. ñu filmé ko defe naa 2S la woon. bu mu pare ñu laaj ko loo xam ci kii Cheikh Tawa si mbedd bi. baaxul moom. alors que moom def na ko. c'est ça le Sénégalais. Kader une petite barki démb benn camion dafa panne ñun mënuñu ko dépasser donc pour dépasser ko foog nga xaar ba fële oto bañ a ñëw benn xale ñëw ba ci niveau fii oto bi panne mu taxaw di waxtaan liggéeyul su ma ñëwee ba tim ko ma ne ko waa jeune homme doo avancé si kanam wala si ginnaaw comme ñu mën a jàll mu ngi ma gis ak suma yére yi ni xam nga lu ma tontu xoola père gérer sa kanam rek quoi mënoo gérer si ginnaaw gérer fa indiscipline rek loolu nag lan lañ koy Ramatu ok lan lañ koy tuddee Ramatu oui benn affaire tamit am na comme Cheikh Ramatulaay Ramatulaay xool ko moom waa piccum Ramatu la fi bëgg a wax da ko ñu ci Cheikh am na dafa am lu mu wax tamit mu ni bañ demee Accra Kader am lu mu waxaat tamit nii par exemple tey jii nii comme kii daw taxawal ci mbedd mi def lu ko neex ñu pare ñu laaj ko mu ni baaxul gis nga yow Cheikh Tidiane damay wax moom xam na ci dara moom mu yëngatu ci wàllu tàggat yaram sport xam nga dañ fee war a woon ay supporteru sénégalais yu doon ramasser mbalit tappale ca stade ba ca tappale waaw léegi ñun soo ñëwee suñu Léopold Senghor gii wala Demba Diop gii mbalit man nam famel daa wuli ñaay waaw léegi hypocrisie boobu ñun lu tax mënuñu ko dugg lañ doon def tappale léegi loolu waaw léegi yow bu ngeen ko joxee laa léeg-léeg man nii ñu ñëw toogee ma ba sax ne da ngeen di tappale non mais du tappale mais loolu fu mu tege toppandoo Sénégalais moo mën a toppandoo mais loolu tamit xoolal mi ngi nii sax mi ngi nii loolu ci lan la tege loolu yow yaa ngi ramasser mbalit mais baax na ba tey image Sénégal baax mais attends image Sénégal président il faut que aussi tamit li ñuy véhiculer ñun à l'échelle mondiale na jiitu fii te mosuñu ko kuy jiite ak tàngaay kay defee nga set am ne ba ñuy xas leen dañ koy soog a commencé bëgg a def c'est que man li ma jàpp mooy il faut mu am ay sanctions yu sévères yu ñu teg nguur jël yat dóor képp koo xam ni da ngay jalgati yoon oto boo jaarul fu du yoon dañu war a nangu sa permis ñu teg ko nële waratoo dawal def nañ ko taximan ba bi awoon ci passerelle ba parce que nguur xam nga kilifteef dafa ànd ak warugar bu fekkee ne nit ki dañ ko ne bul saw ci mbedd wutal ko foo xam ne moom bu buggee sa doogu foofu mu am fu mu def voilà loolu tam mais bu ko amul boo ko amee un besoin naturel waaw dina ko def da koy def 20 000 taxi ñoo fi am 20 000 taximan ñoo fi nekk léegi taxi yi daw 20 000 yëpp ci biir Dakar nii ñëw fu ñuy demee amul par le passé amoon na ay toilettes publiques bien entretenues waaw léegi amatul c'est une idée aussi pour que état bi daal di def ay comment dirais ay mesures d'accompagnement la je pense que il faut suivre dañ ko doon def mais boo jegee besoin naturel yi bare na yoo xamante ndax si douche nga nekk wala ci dépotoir non Fatou non mais Fatou xam nga loolu waaw tey entretien bi non xam nga ñun man ba may nekk xale dama mosoon di laaj suma bopp tali ak ni mu seere lu tax état di ko defar nit ñi di ci dem bi ma demee ba nekk ma gis péage ma xam ne ça peut être une solution mais tey boo wutoon ay toilettes teg fa ay nit ñuy liggéey création d'emploi et un travail décent nit ki di ko gérer boo duggee boo génnee nga am loo joxe xoolal vidéo bi ma doon wax a ngi nii regarde apprenti baa ngi nii. non kii li mu boole moo bëri. kii dafa boole mais kii man jëm naa zoomé vidéo pour xool sax immatriculation kii bi. mais non kii li mu boole moo bëri moom moo bëri. li gën a ñaaw ñàkk jàng li gën a ñaaw xam mu nekk exhibé sexe am nii ci kaw nit ñi. loolu lii déjà mën nañ ko ci jàpp xoolal c'est ça. waaw loolu xëy na Oustaz moom xam na ci lu bari li gën a man bokk jullit. yaakaar naa ni sa awra sax. war nga koo ormal wax dëgg yàlla waaye waxatuma laa nga taxaw ci mbedd ñëpp di la gis. mais est-ce qu'il était lucide ba pare. est-ce qu'il était lucide may ma tuuti. non il est lucide. Ramatulaay jëlul dara ñii dañoo yaru. Ramatulaay kooku da lay leer ni. journée boobu yëpp du ci masale waxtu yi du julli li gën a ñaawale parce que taxaw nga ci mbedd. saw nga ba pare. waaw yëlëb dugal ci biir
foo julee. mais nag wisuwul defoo dara. waaw mais maa ne. waaw il faut qu'on refuse encaissé xaalis bi il delloo faut ci qu'on wecc. refuse d'être essentialiste. waaw loolu am maanaam ñu dem ci benn cas particulier bëgg koo généraliser. gis nga kii boo demoon tey ci réewu tugal yi am na xale yi ay fo yu ñuy def. moo ñuy tëb di daw ci kaw toit yi ak yooyu. wala seen skate yi ñuy wala ni ñuy cabré seen moto yi. kooku xale dafa am fu muy toll day bëgg provocation. lii adolescence la quoi. ah adolescence la provocation yëpp a ngi ci biir. mais ñun ci instant bi war nañ koo mën a jël nag pour wane ne stigmatiser ne lii warul continuer. mais chaîne bi day gudd. balaa maa tëjee ak moom bëgg naa ko laaj tuuti rek projet yi Fatim fu mu toll. parce que da nga boole ñaar yu metti da nga boole animation ak rap Fatim. waaw et animation bi dafa jël sama temps bu bëre. mais maa ngi studio ah. bientôt maa ngi studio maa ngi togg. ah album bi kañ ñu ko mën a jàpp la. du ma joxe 3 ans ngi maa ngi joxe date. Fatim mënuñu may benn acapella. si c'est possible benn acapella tamit. acapella ak tamit yow nga wax ci tamit thème bi ngay gën a kii ci sa cassette bi. man benn kay acapella ñu ci xool biir ba CD bi noppi. quoi. ah nee na son bi ngay def ci biir CD bi ngay génnee. non du ma ko wax yan son la. non benn lay ñaan ci côté activisme li nga ciy wax quoi. lan lay ñaan moom ay titre la may laaj. mun na ko ma ko jox ay titre son bi nii. ok mais benn wax ñu projet yi fu mu toll déjà. maa ngi ci et sérieusement maa ngi ci liggéey ak Safwan Penra. déjà bëgguma woon joxe yëpp mais yow mënuma la ko bañal. mais ñu ngi si mais mënuma joxe titre mënuma joxe date parce que ça fait 5 ans may joxe ay date te génn ko jiguma kon. ok ah moo jaaxal ñëpp ay togg yu ay da ngay rosi da ngay rosi def ndox am lu la kii nga fay gaz bi daw li jënti ñëwaat taalaat am leneen kii nga fayaat. waaw léegi bàyyil ba mu ñor nga yàq ko. ah wan ngay déglu ci li ma da nga bëgg ma defal la benn affaire. lu tax bu ma rafetee kenn du ma bëgg jël. lu tax ma war a ñuul ñaaw gàtt patt làggi jaal wala jël lu tax. lu tax may njëkk yeewu di mujjee tëdd di ma sant liggéey ba fekk ma may nelaw nga yeema amatuma waxtu tëdd lu tax du kenn man la bu kër gi setee sama mën-mën la tey li gën a salte ci kër gi man la du kenn man la boo leen suuree man la te boo leen di lekk ber ma tuuti ceeb ak tuuti xooñ ngeen cër ma du kenn man la maa war a gaaw maa war a daw boo leen sañoon boo leen ma yónnee damay naaw du kenn man la fóot togg bale paase benn waru cee tardé sang xale raxas ndab dem marché rax si dolli kër gi maa koy garde bu kër gi wéetee xale yu góor yi tàmbale maa riisu yàqataan bay siitu bu ma ëmbee madame dàqee ma baatu bul tas sama kër bu ma feebaree doo feebar ñu wut ku ma remplacer te fat yëpp fa jot a am balaa ma see jot jaabante du kenn man la jox leen ma sama gëdd. merci. soo feebaree nga ñëw si mutuelle bi. voilà ñu Cheikh Tidiane mu doon sentir son. parole yi la parole yi def et puis am na ci foo xam ne mu ngi wax ci actualité. waaw bi muy wax waaw ci li xew viol bi yooyu yëpp maa ngi ko ci gis. et vraiment c'est extraordinaire. en tout cas jàmbaar la donc ñu ngi koy jaajëfal bu baax ba si c'est tout ça ba ko nattu dalee tout le temps ak association Gën Ji ñu ngi ciy taxaw bu baax di jaajëfal bu baax ñi nga xam ni am na disponibilité di fa ñëw ñoom Waso Tunkara Siste El bi moom mi tout le temps dafay dem ci hôpital bi di ko seeti di rafetlu aussi sa taxawaay di rafetlu aussi tamit taxawaayu ay DJ MF DJ Tal rappeurs yëpp dañoo mobiliser wu dem seeti suñu système mu nekk Siste tout ça mënuñu toog fii te plateau bi te duñ ko wax ay Amadou Fall Ba ñoom Simon Lamay Sène directeur ñu ngi koy jaajëfal Siste Abi en personnel Walfadjri ñëpp a déplacé wu dem fa en commençant par le PDG Oustaz Assane dem na fa Ramatoulaye Sarr ñoom Thiaba ñëpp daal dem nañ fa macha allah ñu ngi rafetlu ñu def bu baax a baax aussi association bi nga xam ne aussi mu naan waa Black Label Family gars yi dem nañ fa mu nekk association boo xam ni tout le temps dañuy support Black Label Family mooy Black Label Team émission bi ñuy def ci rajo bi jur nañ fa def en masse dem seeti sœur bi loolu la parce que nit boo amee nattum da nga gis say mbokk da nga gis ñi ngay liggéeyandoo da nga gis ñëpp loolu mu nekk affaire boo xam ne rafet na trop ñu ngi jaajëfal ñëpp ñu ci sonn ñu ñuy woo ci région yi fépp ñu leen jaajëfal di leen wax kontaan nañu bu baax a baax lii buñ sañoon du daal kenn mais natt moom nit mënoo ko tëb quoi yàlla na fi géej yàlla na géej fépp ci Sénégal
sa yaram moom dara xaju ci fett xaju ci moom nag ay lakk-lakk yàlla musal ci yenn xeetu affaire yi mel nii quoi Fatim xam nga bàyyi nga tàggoo. waaw maa ngi remercier ñi ma bokkaloon plateau bi yëpp di wax ne am na ay wax yu fi génn parce que génération yu bëree ñoo fi tase tey posé nga 3 points yooyu war nañu mën a tënk li ci génn mooy que ne nañu delluwaat ci suñu ay valeur nañuy delluwaat yar suñuy bopp et que ne nañu toog xam nga ñu jur doom parce que dañuy wax en général yaay mooy sonn kon jigéen ñi nañ toogaat ñu jël temps éduquer xale yi di feddaliwaat remerciement yi nga def ni maa ngi ci adhéré di remercier Gënji di remercier AMS par seen bureau commission genre maman Aminata Diallo di wax ne ñoom ñëpp taxawu nañu suñu concert bi nga xam ne am na lu ko dal quoi te duñ ci jógee ñu ngi ak moom ba yàlla teggil ko li nekk ci kawam. waa Fass ñu ngi leen di remercier bu baax a baax lakk ba mu amee ñoom ñoo génn en masse jël ay suuf jël ndox balaa sapeur di ñëw fekk presque fay nañ lépp. Fatou Kandé tamit il faut que ñu remercier ko bu baax parce que boobu ba léegi ak waaso comme tu l'as dit boobu ba léegi ñu ngi ci Ladies Club bëri nañu ONG ci taxawaa ñu ngi leen di ñaanal yàlla xam nga rek ñu tane surtout tout ça metti na mais Seynabou tamit metti na parce que xale la 7 ans la am vraiment waaw metti na quoi pour ñu faj ko il faut que ñu anesthésier ko pour ñu génne bandage il faut que ñu anesthésier ko pour mu nelaw sinon doo ko mën a faj yal na yàlla teg loxoom ci kaw jóg yaakaar naa taxawaay gi rafet na te loolu lay ñaan nit di ñaan yàlla am tolof bu dal sa kaw yàlla na yéex ba kenn ñaanu ko souhaité wuñ ko en tout cas gis nañu mobilisation bi nga ko waxee ci face de l'homme la commencé ba ñëpp vraiment donc ñu koy masowaat bu baax di ñaan yàlla rek mu fëgg seen bopp ñoom ñëpp ba lu ñu mel nag féete leen ginnaaw ba faw